ah ñoo ngi 50 kon naa ñaata simili ñaata am naa ñaata minutes. am nga 8 minutes 8 minutes. ayca nuyu nañu leen bu baax sama mbokk nappkat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk biir géej ma leen di nuyu li yéen kaay xëy nag laata ñu ciy waxtaanee faw ñu waxtaanee ñàkkum kaaraange gi nga xam ne moo nekk ci réew mi. loolu élage xam naa après tës il faut ñu développer ndax nag kenn xamul fu nit di muccee ndax topp nit ki ak sa nit ki daw dugg ak scooteram dugg ci kër si ab kër nga fekk ko ci kër gi di ko pomper jaas yi ah loolu faw ñu waxtaan ci nag. heureusement nee nañu jàpp nañ kenn ki. xam nañ waaw nee nañ kenn ki jàpp nañ ko. xam nañ fi mu dëkk localité bi cité nañ ko am na yéen kay yi si ñëw donc loolu il faut. mënoo ñëw si localité bi. tu peux pas ñu ne Grand Yoff la dëkk nee nañ tailleur la en fait entre guillemets xam naa tailleur. tailleur bi agressé moom. Momaydu xale bu ndaw la. waaw nee nañ daal jot nañ ba jot nañ jàpp kenn ki ñuy félicité si sunu takk der ah. 92 la judd xale bu ndaw. ah am doole. waaw il se dit tailleur. sa doole ji amoo lan loo si yaakaar lu dem agressé pour nangu yëfi jàmbur. koo xam ne da si dóor waar amaana moto boobu da si doon def càq-càq. léegi fit bi ñuy àndal ci agression bi sax mooy. non bëccëg lañ koy def. te xam ñu ne caméra de surveillance am na fépp. borom moto bi moom da doon daw. benn ba rëcc pour dugg ci kër. ba dugg ci biir kër ñu fekk ko ci biir kër jaas pompe di ko pompe jàllul nga génne jaas di xeex ñu génne jaas yi. mais fu nit di xam nañ du mujj fenn. du mujj fenn moo tax ci fenn kay parce que il a formellement identifié ku ñu jàpp te fekk nag police Grand Yoff doon def complice yi dañ leen di jàpp actuellement nii rek boo méttu ñu ngi agressé kenn waaw complice yi dañ leen di jàpp parce que moom da leen di boole donc nañ ci bàyyi xel bu baax insécurité bi jéggi na dayo torop te kenn xamatul fu nit di muccee ayca yéen kaay bu benn gars la tribune dafa ñëw ci li ñu doon waxtaanee sànq diggante Barthélémy Dias ak ki nga xam ne moo di Khalifa Sall diggante bi neexatul ndax na Barthélémy Dias dafa mel ni dafa ko xelam dafa commencé tey ci kii di Khalifa Sall ndax nag ban gannaaw ba ñu ko tegee li nga xam ne moom mooy maire bu Dakar dafa njort ni wala ñu bëri dañoo njort ni stratégie bu Khalifa Sall moo di éliminer Barthélémy Dias Mansour Sy Djamil moom wiiriwul jàllul fenn tourné wul autour du pot moom ci boppam dafa yëkkati ay kàddu jëmale ko ci ki nga xam ne moo di Khalifa Sall ne ko Khalifa Sall waxa sa aqulaaw taala rek yow sa aqulaaw taala ndax gëm nga ne man mii fii nga ma teg si liste fi ñu ma si teg ndax foofu laa mérité ndax mérité naa yow bi ñu la jàppee kaso ña nga xam ne maa leen jiite woon tey jii nga ñëw jiital leen ci liste bi teg ma seen ginnaaw ndax loolu xel nangu da ko Barthélémy Dias moo doon jàkkaarloo kii di Mansour Sy Djamil moo jël yooyu kàddu yóbbante ko Khalifa Sall xam naa ne Khalifa Sall mu ngi ñuy seetaan dina tontu kii di Mansour Sy Djamil nee nañu Yewwi Askan Wi jamono ñi de ci xalu gëmma la ñu toog maanaam boo boylee sa ànd ba pare nga muur ko doomu taal da ngay jàpp ne dafa fay mais tàngaay baa ngi jolli ba léegi tôt ou tard il suffit de peu rek affaire bi yëkkati ku waat nee nañu législative yi menace de forclusion bi nga xam ne Yewwi Askan Wi jamono ji nag mënees nañu wax ne dañu toog ci ay xal yu nga xam ne dafa gëmma mu Ndiaye Cissé nag nee na neexul ba neex mais situation bi nga xam ne ñoom nekkoon nañu ko Yewwi Askan Wi nekk nañu ko wax fa dëgg neex yàlla mënoon nañ ko éviter confusion bi nga xam ne si la ñu nekk nii mënoon nañ ko éviter Laye Zulu Gaye moom nag responsable gëm sa bopp sa yëmbal Nord la moom li mu jàpp moom Laye Zulu moo di président Macky Sall dafa teg gët kii di Bougane Gueye Dany moom ci boppam daf ko singali teg na ko bët te ko wàcc te loolu ci boppam du fi jàlle moom Laye Zulu responsable gëm sa bopp foofee nga xam ne moo di sa yëmbal Vox Populi dafa ñëw ci ay kàddu yi nga xam ne Saliou Sarr jamono ji nag Saliou Sarr moo bindoon itama ñu koy tëggee ñaari boor ndax Saliou Sarr moom la ñu wax ne moo dugal liste bi nga xam ne kenn sante ko kenn digalu ko moom mu gàddu liste ñu nekk dugalal liste bi mu jël liste boppam daal di koy dugal si nit ñi li ñuy wax liste bu nga xam ne kenn recommandé ko moom nag nee na du nekk béyu sarax bi du bàyyi nit ñi accuser ko si noonu gratuitement ndax wax fa dëgg neex yàlla loolu du ko nangu moom coordonnateur national bu coalition taxawu Sénégal nee na wax fa dëgg neex diffamation la ndax nag wax fa dëgg moom nekkul mandataire bu Yewwi Askan Wi kon nag moom mënul dugal axaru ci defarul signewul yoonam nekku si jëm ci liste bu ñuy dugal ak bu ñu wàddul bu ñu dul dugal moom du mandataire moom Saliou Sarr donc loolu la jàpp accompagnant la da doon gunge rek da doon gunge léegi Bart maa ngi koy gis benn vidéo mu ne nañu laaj fan la Saliou Sarr jaar ba dugg ci biir comme moom pourquoi ñu koy tere vu que ne Saliou Sarr du mandataire moom du mandataire comme moom nañ ko bàyyi mu dugg biir direction des élections mais nag ñu gis beneen vidéo bu Déthié Fall moom it di wax ne bi ñu génnee ci biti waaw ñu ngi leen di jaajëfal en tout cas nag déposé nañu ba pare man
Saliou Sarr ak kan beneen mandataire ba ñoom ñett ñu ki sant Youm donc kon Saliou Sarr xam nañ moo tax ma ne Barthélémy il s'est trompé de bonne foi Cheikh Youm kon Barthélémy s'est trompé de bonne foi kon Bart daa wax Déthié weddi waaw Déthié moo ko tontu donc Déthié Sarr li mu jublu ci loolu est-ce que nekkul ni vidéo non bee moo jiitu vidéo bu Déthié bi moo jiitu Déthié Fall moo jiitu bi ñuy doog a génne Déthié dafa amoon ñu ko accompagner mais comme am na ay connaissances mu ngi mel ni mu dugg seen TV di déposer leen ci seen plateau bi defar lépp ba noppi jox ko Saliou Sarr ni ko ay xaar ma nuyu waa salle maquillage bi waaye teel ma ñëw ñu dugal mais diggante boobu lu ci dugal du génnaat Saliou Sarr kenn mënu koo tee doon béy sarax parce que moo saraxee boppam ci penc moom nee na wax fa dëgg neex yàlla du mandataire Sénégal yi bàyyi tooñee nit ñi appuyé na signewul moom Saliou Sarr te nee na nangu nekk béy sarax mais ku génne liste ku génne tur dugal tur ku dugal bi ñu nekk dugalal bi mënoon na cee yem rek ku génne dugal Saliou uyul moo saraxee boppam Saliou Sarr uyul Lat Diop bu ngay menacé Ousmane Sonko nee na kanam wax fa dëgg neex yàlla bés boo duggee suñu fief boo tuddee sama tur dootoo fa génne Lat Diop moom mooy menacé Ousmane Sonko ci kàddu yooyu nga xam ne moom la yëkkati jour de danger validation ou rejet de leur liste yaakaar naa ne tey ji la de altine tey ji la ñuy xam ndax liste bi Yewwi Askan Wi dañu koy rejeté am dañu koy validé en tout cas ñetti ñaa ngi nii de ñetti doomi pendanaar yi kii di Déthié Fall mandataire ba Khalifa Sall ma ñu joxoñ baaraam Saliou Sarr ma ñu ne du nangu ñu def ko bëyu sarax kon ñoom ñetti ñi la vrai journal génn tey kon na leeral bu fekkee moom du bëyu sarax na wax kat moo soppi liste bi bu dee Déthié la ñu xam ni Déthié la Benno ak Yewwi la question mooy est-ce que soppi liste am na est-ce que soppi nañu liste bi est-ce que soppi liste kon Déthié ne assumé ni moo tax liste bi foog entre Déthié est-ce que soppi liste am na Déthié Saliou ñoo war a wax waaw mais comme tuuma yëpp tegu na ci kaw Saliou Saliou na ni Déthié li mu ko jox la kii ñoo xam ni Déthié kon moo joxewul liste bi ñu juboo woon Déthié Saliou daal wala Khalifa Sall ak Lamine Thiam ñoo lem loxo Déthié en tout cas Déthié Saliou ku war a leeral daal ku war a dem ci élection daal coalition ba nga bokk nga joué ba coalition ba ñàkk juróom-ñaari député traître nga ak ku mu doon ci ñoom nag masque yi dina tombé ku mu ci mën di doon 7 député nga xañ ko coalition ka def traître la te daañu ko dénoncé liste yaa ngi nii ba tey de législative Benno ak Yewwi dans la tourmente kon nag la okk Benno moo xuri waay Yewwi seen liste yi nag dañu koy valider am déet en tout cas Saliou Sarr potaama nga ca waaye Saliou Sarr mujj naa siiw nag Farba Ngom potaama nga ca Déthié Fall tamit ñoom muy ñaari coalition yi nga xam ne fu mu nekk question bi mooy Farba Ngom demul woon bi waa coalition Yewwi di déposé mais bi ñu ne liste bi fërkuloo na taf rek moom ci ñu njëkk a génn la génn et il a cité directement le nom de Saliou Sarr te xamul ni Saliou Sarr mooy mandataire bokk na ci mandataire yu coalition Yewwi Askan Wi kan moo informé Farba Ngom ni ko Saliou Sarr ci loxoom moo dugal liste bi ci direction générale des élections ku ko wax Farba Ngom te bokkuñu coalition bokkuñu place nekku fa woon am nay noo di ay yow am nay noo di dama leen waxoon révélation yi am nañu ko ci suuf su topp yaa ngi partout waay yow masque yi dina war dama la waxoon dañ les masques vont tomber fii laa ko waxoon ci premier jour ba léegi du fekkee bëgg ngeen xam nan la ñu tëralee nan la ñu taxawalee liste bu waa Yewwi Askan Wi maanaam confection liste Yewwi Askan Wi nanu ko déposé sa direction générale des élections source a jox na la information bi nee na les listes départementales de Yewwi Askan Wi ñan ñoo ko confectionné nee nañu Bassirou Diomaye Faye la bu Pastef Saliou Sarr bu Taxawu Sénégal Daouda Gueye bu PUR ak nag jotoon na am yenn conditions yu nga xam ne Khalifa Sall moom moo ko jotoon teg ci table ji alors ñu ne jëm ci nag 3 investis yi nga xam ne nii ñoo jëm ci Taxawu Dakar nee nañu noonu lañ ko waroon taxawale li nga xam ne moom mooy digle yi moo nekkoon dañuy am 3 investis yu nga xam ne Taxawu Dakar lay bokk am ñaar yu nga xam ne PUR lay bokk am ñaar yu nga xam ne Pastef waaye nag waa Wallu bi ñu duggee la lépp tas ñoom li ñu waroon def ñoom li ñu décidé woon moo di 3 investis yu Taxawu Sénégal 2 yu PUR ak nag 2 yu Pastef waaye Wallu ba mu ñëwee man stratégique la mbir ya tas mooy stratégique ba stratégique ba Wallu moom dugg na Yewwi au lieu mu wallu leen Yewwi na leen ñoom Saliou Sarr nee nañu moo déposé li nga xam ne moom mooy dossier Yewwi Askan Wi bu Dakar niveau de la direction générale des élections moom nag nee na amoon na mandat wu coalition bi ak cachet bi nga xam ne moom moo ko doon notifié àndase woon ak Déthié Fall moom mandataire national bi ki nga xam ne moom mooy Bamba Fall nag moom yekk na lu mel ni xamee ña nga xam ne
moom la daan ñoom ñoo nekkoon démb ñoom la bokkaloon seen parti socialiste en tout cas moom yëkkati na kaddu jëmale ci ñooñu ñu jàll ba tey ci li nga xam ne moom mooy parti yëngu-yëngal yi nga xam ne nekk nañu ko ci législative yi Pape Djibril Fall gannaaw nag ba ko Amsatou Sow Sidibé accusé ne ko moom moo jël ay signature am ay parrainage am moom weddi na ko ba mu seet Pape Djibril Fall moom it mi ngi commencé découvrir lan mooy réalité politique ndax politique dafa am ay réalité am Saliou Sarr nag mu ngay menacé ñi nga xam ne ñoo ko bëgg a def bëyu sarax mi ngi menacé ay accusateurs am du nangu ñu yàq deram ndax nee na nañu ko si kaccat waaw moom Saliou Sarr nee na wax ji mooy nañ ko ci génne nañu lijjanti feneen seen toog feneen fu mu nekk ci biir yeew mais ñoom nañ ko ci génne le mandat dafa ñëw ci élection de tous les dangers au Sénégal jamono ji nga xam ne ñu ngi xeex wàllum homosexualité yoon bi nga xam ne nee ñu wàllum tëddee ñaaxaanaay amu sa cherté de la vie njëkki cher yi kon nag ñii nga xam ne ñooy xëccoo pour dem assemblée nationale ñoo xam ne boolu jàmbar lu fees dell askan wi ñu ngi ko enu fës kee ne taxaw nag jàkkaarloo ñoom ñu yaakaar ne dinañ leen mën a taxaw investiture yi jëm ci li nga xam ne moom mooy Benno Bokk Yaakaar ay révélation am na jëm ci Benno Bokk Yaakaar ca Pikine Guédiawaye Tëngéej moom gaañaa nga ca de ñi ngi yëngal bu baax nag ñu ngi joxe ay information comme Ndiagne Diop la ñu def tête de liste départementale xam naa nag ñi si des ñu ngi ci peut-être liste nationale bi ñoom député Souleymane Ndoye le diplomate noonu laa koy oowee ñoom Omar Gueye xaritu Yacine bi xam naa ñu ngi foofu am na benn jigéen bu ñuy annoncé nag peut-être yoon ni Thiam wala Nafisatou suñu concert bi en tout cas Ndiagne Diop plus kenn ku jigéen ñi ngi xaar nag la liste bi di joxe en tout cas ay révélation am na si Saliou Sarr également la page cachée def nañu benn enquête ci moom jëm ci li nga xam ne moom mooy Saliou Sarr jamono ji moom moo bindoon itam ñu koy tëggee ñaari boor ndax dikk nañu si bés bu nga xam ne dañu ko naroon a enterré vivant ci biir àll Saliou Sarr ndekete moom naroon nañu ko nag gas suul muy dund ci li nga xam ne rek moom mooy si benn àll ñu Yacine yaa may xoolal heure bi de Libération heure bi passé na ma. ay ca tàngaay bi jamono ji soo moyul ak ay dog-dogi courant la ñu koy dundee ndax nag menace sur la distribution de l' électricité le député du peuple loolu il faut après ñu lijjanti ko parce que askan wi dañ la jox nopp nee nañu nag tàngaay bi bie boo ñu waajal te xam ne dog-dogi courant bu tàmbalee rek manta ñàkk li ko waral nag nee nañu ab saisie attribution bu créance sur 6 milliards 900 millions bu nga xam ne nii nag ay mbirum ndono la héritier feu Yaxara Wade xam naa ñooy laaj seen koppar en tout cas lu mu ci manti doon loolu de moom moo nar a tax nag dog-dogi courant yi daal di tàmbale ñu jeexalee Odia bu fekkee xëj na fi Odia ak Amsatou Sow Sidibé mi ngi nii coowal Amsatou Sow Sidibé ak Pape Djibril Fall gis nañ Amsatou Sow Sidibé professeur bi ak sañceem bu jekk gis nga cette fois-ci moom moo nekk si place Pape Djibril Fall moom mooy def tournage bi yor ay caméra wam waaye ki nga xam ne moom mooy kii est-ce que du ka nekk Diourbel tam doon def point de presse moom it si point de presse su am sa Pape Djibril Fall am na ku génne doon ñaxtu moom it di dénoncer doxalinu Pape Djibril Fall dafa mel ni moom la waajoo jam jàpp tur bi mais Pape Djibril Fall nag nee na fu wax fu dëgg neex yàlla bu dee vedette maay vedette bi vedette u parrain baa ngi nii toog moom Pape Djibril Fall donc tey Amsatou Odia foofu la génne ama jakité foofu la génne jëm ci coow li dox si diggante Amsatou Sow Sidibé professeur bi ak kii di Pape Djibril Fall ñu nuyu bu baax nag la présidente Aïda Mbodj. waaw moom ay parrain ni ñu ko mën sàcce. ni ñu ko mën sàcce signature am daal ba mu ko jëlee la ko gëj a dégg téléphone. professeur Amsatou Sow Sidibé. merci beaucoup aywa Mame Mbaye nañu jàll si xibaar yi léegi nii. aywa Mame Mbaye. lii di évident je pense que ñëwaat na ci nee nañu def nañu ay analyse gis nañ ne am na produit bu nga xam ne. libération voilà. am na produit bu nga xam ne gis nañ ko ci ndox mi nga xam ne jël nañ ko comme échantillon xool am na produit bu si nekk toxique peut-être loolu moom moo rey jëndi am déet lu mu ci manti doon comme ni ngeen ko waxee rek enquête bi dina ko génne ndax dafa laaj enquête te bu dul dara nag ñu wax ko ñu bañ koo wax sunu nappkat yi sonn nañu te biir géej fa ñu daan yegg pour am jën mënatuñ fa yem gën am jën dañuy dem ba sa biir doog am li ko waral moo di ñàkkum jën bi nga xam ne moo nekk si biir géej ñàkkum jën boobu nag moom mooy chalutiers yi bateau yu mag yi nga xam ne ñoo ñëw lépp lu nekkoon suñu géej ressource halieutique bi yëpp jël nañu ko donc nag nañ ci bàyyi xel bu baax loolu moo war a njëkk nekk combat bi ñu war a mëne laata ñuy dugg ci ay sotti nañ seex lu mu ci manti doon Yacine yaa ngi doon wax sànq ci courant bi ñun peut-être yenn ay Birame doon expliquer c'est trop technique pour le Sénégalais lambda bi nga xam ne moom consommateur la loolu affaire waa Sénélec la
ay ni nga ko waxatee xaw ma centrale tobéen xaw ma produit bu ñuy utiliser yooyu yëpp loolu seen affaire la nous les consommateurs nga xam ne ñun dañ ñoo jaay. suñu affaire moo di. c'est ça nañ ñu jox courant doy. c'est ça. ñun dañuy jënd te nag seen lii nga xam ne moom mooy coupure yi àdduna ko neex a neex ba mu impacté peut-être positivement ci suñu facture yi ndax facture bu ñëwee tey la gën a cher ñi yor carte bu ñu jëndee woyofal xaw ma sa kanam. la mu daan doon lay doon amaana sa mu gën a néew. donc mënuñu di fay courant ba pare facture ñuy fay ba pare ñu ñuy andil explication yi nga xam ne ñun suñu yoon nekku si loolu c'est une cuisine interne ñoom waa Sénégal nañ ko gérer ñun les consommateurs li ñu bëgg tàngaay bi fii mu nekk nii. dañ ñu jox courant bu doy. ñu loolu la ñu bëgg li ñuy wax ni yëpp nañ ko lijjanti seen biir intéressé wuñu ayca ñu waxtaanee kon yéen a kaay groupe des médias la tribune dafa ñëw ci liste Yewwi Askan Wi fii ci diwaan Ndakaaru ñu ngay njort ne kon dañ ko rejeté waaye nag rejet bi nee na ñu deal bi dafa mel ni mu ngi tàmbalee xeeñ deal baa ngi tàmbalee feeñ masque yi mi ngi tàmbalee wadd nag képp nga xam ne yaa ngi woon ci mbir mi liñ naan ku lekk si suppa kànja bi faw nga tax a tiir Baye Ili moo ko doon wax ñi nga xam ne ñoo lekk si suppa kànja bi te tax a tiir nag ñu ngi tàmbalee feeñ ndax nee nañu président Macky Sall bi ñu génnee seen liste waa Benno Bokk Yaakaar yi dañoo gis ne moom ñu mu ëpp ñu mu investir bokk na si mooy nitu Khalifa Sall yi ci liste Benno Bokk Yaakaar yi Khalifa Sall yi est-ce que du loolu mooy deal bi laaj la point d'interrogation la. et si c'était ça le deal. nit Khalifa yi nekk ci coalition. Benno Bokk Yaakaar. ñu si bëri Bamba Fall Jean-Baptiste. liste voilà ñoom la ñu investir Alioune Ndoye mi ngi ci ñoom la ñu investir boo xamee fii ci gis nañu leen ci liste bi est-ce que du loolu moo nekkoon deal bi point d'interrogation la laaj la bu nga xam ne dañ ko samp jëm nag ci Déthié Fall nee na nag jëm ci soupçon yi nga xam ne moom la ñu njort ni kon deal baa ngi ci biir Déthié Fall wax na ci te du nangu nag ñu daal di koy sacrifier moom Déthié Fall Bougane Gueye Dany démb amal na janox taskatu xibaar yi moom it doon andi ay leeral ci li sabab kon ñu rëkkale ko jëm ci wàllum parrainage yi nanu ko defoon te présidentielle la noonu la nu ko defaat ci législative bi Bougane Gueye Dany moom nag yëkkati na kàddoom nee na du bàyyi mu sedd am na ay preuve yuy wane ne kon fraude bi lu njig njaak président Macky Sall moom moo di njaak moom gëm sa bopp nee na nag xam naa nag président Macky Sall dafa dem ci Selbé Ndom xaw ma Korom ak Faye xaw ma ku mu ci manti doon def gisaane ñu xamal ko ne ku gàtt ku xees ki moo la nar a wuutu ku gisee yu gàtt xees bi ci réew mi ñaata moo fi am en tout cas yéenekaay bi di Bougane Gueye Dany yéenekaay bii di La Tribune ñëw na ci li nga xam ne moom mooy sorti Bougane Gueye Dany Massamba Mbaye ak yaru moom mooy commissaire du pavillon Sénégal jëm biennale de l'art africain contemporain Bougane Massamba Mbaye ñu koy nuyu bu baax moo nekkoon fii ayca Vox Populi dafa ñëw ci jeu de dupe Yewwi Askan Wi wax fa dëgg neex yàlla fu mu nekk nii nag ay naxante la ci biir Yewwi Askan Wi naxante googee tax na ba tey biir Yewwi Askan ma ne sañ ñu wax ne tasaaroo la gën a jege ndax division bi nemmeeku nañu ko fi Déthié Fall mandataire bi Yewwi Askan Wi Saliou Sarr coordonnateur bu taxaw Dakar ku si nekk mu ngay joxoñ sa morom baaraam naan yawa lu njig njaak yawa kon nag ñaari njaak yi si boppam Déthié Fall Saliou Sarr ku si nekk mu ngay jéem a joxoñ sa borom ne ko yow yaa sookee tey jii bu ñu demee ba nar a rejeté liste Yewwi Askan fii si Dakar yow la Déthié Fall moom nag mu ngay gën a enfoncé kii di Khalifa Sall Saliou Sarr moom nag nee na du mandataire moom Déthié Fall mooy wax Saliou Sarr du mandataire mais moom ci boppam la jox li nga xam ne mooy liggéey bi moo doon def moom Déthié Fall jëm ci topp dossier bi ba ca biir direction générale des élections ba déposé li nga xam ne mooy këyit ga wóolu Saliou Sarr moo tax mu dénk ko ba dénk ko cachet bi moom nag ak yenn yu agent yu direction générale des élections ñoom ñoo def seen i deal ba sunu liste bi ñu namm ko rejeté fii si diwaan Dakar Saliou Sarr weddi na ko ba mu set nag moom nee na du nekk bayu sarax bi moom Saliou Sarr comme démb ni ma ko waxee nee na Déthié Fall bu ñu waxantee dëgg rek moom moo cacheté bu dee caché rek moom moo caché 34 dossiers yi nga xam ne moo nekk ci liste nationale bi ak suppléants yi la commission peut confirmer mes dires nee na commission bi wax fa dëgg neex yàlla bu ñu waxalee yàlla rek nañ wax dëgg Déthié Fall li muy wax dara amu si kii caché moom la du keneen donc diggante Saliou Sarr ak Déthié Fall ñu ngay buuxante kàddu gi maître Moussa Diop moom nee na moom assignation mbir yi du bàyyi mu seen moom njóobeen bi maître Moussa Diop nee na du bàyyi mu sedd yalwaanul àbbul ñaanul affaire bi da koy topp ba mu sës moom maître Moussa Diop te dana dem ci yoon yóbbu mbiri ci yoon. luñ ko def ah maître Moussa Diop ci seen liste bi ñu bëgg a rejeté. waaw te nee na nag mbiri du lenn lu dul Khalifa Sall wala deal bi nga xam ne moo am seen biir du ko bàyyee noonu
waaye yooyu ñoom ci seen biir. si waaye yooyu dañoo portante plainte. moom nee na dem moom noonu du bàyyi seen. escroquerie politique la ko tuddee. ah oui donc nag day dem ba mu sës. moom ci boppam maître Moussa Diop moom moo yëkkati yooyu les kaddu ci yéenekaay bi di Vox Populi ayca ñu jàll ci li nga xam ne mooy le témoin dafa sampu laaj kii de Saliou Sarr ou de Déthié Fall dit la vérité entre Saliou Sarr ak Déthié Fall ani kan moo si wax dëgg ku si nekk nee na liste bi mu demee ba koy rejeté c'est parce que diw la diw mooy Saliou Sarr wala diw mooy Déthié Fall mandataire national bi Yewwi Déthié Fall moom na nag nee na fi mu teg kàddu gi mooy wax fa dëgg neex yàlla cachet bi demee bay def cachet maa ngi jël cachet bi jox ko Saliou Sarr ndax wóolu ko waaye Déthié Fall weddi na ba mu set nee na neexul ba neex waa direction bi nañ génne wax dëgg commission bi nga xam ne ñoo doon jël dossier yi nañ wax dëgg nañ wax ñoom ñooy témoins yi lu dëgg ji nee na moom ci boppam Déthié moo cacheté waaw moom yoonam nekku si nee na lépp Déthié Fall la Déthié Fall bu mu naan wiiri naan ay man maa jox Saliou Sarr cachet beex yooyu nee na moom yoonam nekku si lépp dossier bi sa Déthié Fall moo ko topp ba ni ñu koy dugalee biir si fa ñuy déposé li nga xam ne moom mooy demande de candidature yi moom nee na yoonam nekku si fa ñuy déposé de moom mandataire mooy def décharge wala bureau moo tax moom génn na ci mandataire donc moo habilité def décharge de tu sais dans cette histoire mandataire bi day am copie Sénat am copie direction générale des élections am copie kenn mënu ci nax sa morom ci ñett ñooñu ñuy wax mënu ñëw indexé direction générale des élections mais ki nekk direction générale des élections ki ko jiite mais nekk na fi avant Macky Sall nekk na fi ci nguur ka Ablaye Wade ndax Ablaye Wade indiwaat loolu nga xam ne moom mooy direction générale des élections bu doon dañuy naan ne dañuy tàppale wala dañuy am fu ñuy far kon est-ce que du woon far ci Ablaye Wade ba du fi jógee ci 2012 donc il faut pas que ñuy nasaxal suñu administration ci wàllu woowu muy directeur général des élections di ki nga xam ne moom moo jiite commission bi yore réception wu dossiers yeeg liste yeeg yooyu ñoom ñëpp ce sont des commissaires yoo xam ni du question nguur moo fi nekk waaye seen liggéey la te seetu amuñu benn parti pris sur le plan politique. voilà parti pris ou déet lu mu ci manti doon jàppal ne kon waa benn waa gëm sa bopp ci biir le témoin Bougane Gueye Dany ak coalition gëm sa bopp nee nañu nag plan la le fait que moom ñu écarté que ci législative yi plan la bu nga xam ne ni direction générale des élections ñoom ñoo ko tëgg ànd seeg ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall kon nag deal bi du lenn lu dul président Macky Sall ak ki nga xam ne moo di waa direction générale des élections modification sur la liste départementale non paritaire bu ay Yewwi Askan Wi en tout cas fii ci Dakar Sud Quotidien nee nañu direction des générales bu élection yi ñoom ci boppam dañ ko bañal waa Yewwi nee nañ am lu ñuy remplacer am lu ñuy modifier jëm ci ki nga xam ne rek moom mooy waa Yewwi Askan Wi ak nag la ñu namoon ci jëm ci remplacer ku ci mel ni kon Palla Samb ñoom nag dañ leen ko bañal ni ki démb source a dafa ñëw ci li nga xam ne moom mooy Déthié Fall nag moom nee na coow li Saliou la bu ñu bëggee xam lan la Saliou la et cendee la Déthié Fall moom mi ngi pilonné Saliou ak cendee la moom Saliou wax fa dëgg neex yàlla nag am na lu mu tontu après 14,5 kilomètres de voirie yi wàllum yoon bi nga xam ne ñu ngi koy defar sa Mbour jàppale ne kon ànd seex waa Promoville Samba Ndiobène Ka door na ab yoon bu nga xam ne linéaire bi mi ngi toll ci 1,6 kilomètres 366 nouveaux lampadaires ñu jot ko foo def foofee sa Mbour ñu jàll ci Sonko devant le juge suprême le préfet introduit des recours en annulation contre les actes du maire de Ziguinchor mooy ngéntewaat bi nga xam ne mu ngi ko bëggoon amal jëm ci liggéey bi mu sumb foofee sa dëkk ba ak yenn tali yi ñu koy ngéntewaat coow am na sax en tout cas loolee yóbbu nañu ko ci yoon Déthié Fall et Saliou Sarr se renvoient la faute ñoom ñaar nag wax fa dëgg neex yàlla waaye Yewwi dañ leen war a oo teg leen ñoom ñaar tegal leen chaise jàkkaarloo ñoom ne leen wax leen dëgg bu ñuy xeex ñoom seen biir ñu xeex seen biir mais Déthié Fall ak Saliou Sarr nii xam nañu bu baax ce qui se passe buñ sonal ñi nga xam ne ñooy waa Yewwi nañ waxante dëgg ñoom seen biir Yewwi Askan Wi ci l'Observateur Khalifa la ñu def ab taxaw seetlu def ab décryptage bi nga xam ne moo jëm ci wàllu politique am législative les vérités de Saliou Sarr ci l'Observateur liste Yewwi fii ci Dakar Déthié Fall a traité cacheté déposé les dossiers moom Saliou Sarr nee na Déthié Fall moom moo def cachet ci dossiers yi moom moo ko traité te moom moo ko déposé te j'ai des témoins et toutes les opérations sont filmées waa tamit xanaa lu ñu filmé kay mooy li ne fàng te li ne fàng kenn du ko jeex Saliou génneel film yi partagé leen ko. kon nee na filmé nañ ko. waa léegi partagé leen ci vidéo bi ci réseaux sociaux yi ñu xam partagé leen ko rek ñu xam léegi kan moo déposé entre Déthié Fall ak Saliou
pour ñi nga xam ne mbir bi intéressé na leen mu ngoog. mais Déthié moo déposé wala Saliou mais comme nangu nañu ni li tax liste bi baaxul def la bu bàyyeeku ci ñoom ñi ko. ci ñoom tayeef la kon. si ñoom la kon luy jubluwaay bi. si ñoom jubluwaay bi ngay xëy na yegg si na léegi moom mooy liste yi nga xam ne dañ ko rejeté. deal de l'année. deal bi nag kan mooy victime ba Barth bokkul ci victime yi. non askan bi ñooy victime ndax confiance bi ñu amoon ci coalition bi. Yacine temps bi daa dem. ayca ñu jeexalee Libération les analyses confirment donc le désastre donc nee nañu wàllum géej gi benn produit tuur ñu ko fi lu naturel la rek donc dafay faral di am loolu en tout cas loolu la ñenn ñi wax. waaye nag yéenekaay bi di Libération nee na dañu def ay analyse te gis nañu ni am na produit toxique bu si nekk hexanoïque gis nañ ko ci 64% l'acétophénone tamit détecté nañ ko si toxicité jëm ci substance yooyee tax na yenn jën yu ci bari mën na leen a rey en tout cas yéenekaay bi ñëw na ci voilà kon nag Yacine yaakaar naa ne mën nañ yëkkati jotaay bi en attendant 24 heures ñëwoon na ci li nga xam ne moom mooy DGIE ak nag Bougane Gueye Dany la mu ca wax. xanaa Oja amul tey. Oja am na kay. Oja na mu Oja Yacine may ma Oja. voilà Oja dafa ñëw ci Gana Gueye Gana Gueye moom mi nga xam ne dafa bañ a sol maillot LGBT bi nga xam ne ñoom ñoo doon def promo équipe am promo LGBT maanaam borom ñaari tur yi moom en tout cas dafa bañ na du sol maillot boobu gis nañu photo gars yi di ko partagé di ko jaajëfal rafetlu la nga xam ne moom moo tax mu nekk ñaani bañ naa jëm ci loolu premier ministre bi di ko joxoñ baaraam parce que démb def na benn sortie di ñaawlu nee na faw ñu sanctionné Gana Gueye loolu ñoom seen affaire la en tout cas bu Jamra mi ngi nii Mame Makhtar mi ngi jaajëfal Gana Gueye ne que ni nga def noonu la président Macky Sall mi ngi toog jàpp sikkim bi xëy na di xool ëllëg lu muy mujj ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci tribune bi Gana di défilé wane boppam donc mu def lu am solo ci nekk sénégalais. kii si et notre salut il porte quel maillot. Khalifa Sall ak Déthié Fall. Khalifa Sall ak Déthié. ñoom waaye. Saliou Sarr nekk ne ci ginnaaw Valérie Pécresse. moo nekk ci ginnaaw kon ñaari actualité la boole. Valérie Pécresse. voilà ñaari actualité la boole. ginnaaw joxañ kan la moom. koy joxañ mooy Valérie Pécresse moom moo bind ne ni daal ñoom mënuñoo d'accord ci ay mbiru ndax footballeur warul nekk yem ci footballeur. voilà moom moo bëgg mooy demander à ce que ñu sanctionné. waaw nañ ko sanctionné ndax dafa bañ a sol ay maillot ak yooyu bon. rouge danger. rouge danger. merci beaucoup merci. moo tax xam naa moom yóbbaale ba tax ma. loolu bi ci la fanaan aywa Mame Mbaye si xibaar yi léegi incha allah lu ñu desi nii. juróom-ñetti waxtu Zik FM Sen TV asalaamaaleykum li gën a fës ci boppu xibaar yi mooy napp mi jaaxle gi ci am ay jën yuy dee bari lool ñenn jàpp ni daa am lu ñu ca sotti mais en tout cas ki jiite service pêche fële ci diwaanu Mbour bi mu ko nemmeekoo Saly Mbour Ngaparou Somone Joal ak Popenguine la mu xamle mooy phénomène la rek bu sabab loolu la di ngeen dégg kàddum ci xibaar yi. Déthié Fall élection mën naa bañ a am bu fekkee li xeeñ sàlliwul. waaye moom itam def ne précision ci lu tënku ci bu fekkee dañu nasaxal liste département bu Dakar ci élection législative yi ñu dëgmal Déthié Fall daa joxañ baaraamu tuuma Saliou Sarr jamono jooje nga xamante ni bii Bougane Gueye Dany itam coalition Gëm Sa Bopp ngay tuumal Macky Sall ci ak jalgati goo xam ne def nañu ko ngir mu bañ a bokk ci yooyu lay élection daanaka def na démonstration bu am solo ngir weddi li bàyyi ko ci direction générale des élections tàggat yaram dinañ ci ànd ak Baye Mante Mboup yéen kaay aywa Mame Mbaye. aywa ñu nuyu leen jaajëfal leen ñu tolloo ci waxtu bi yaakaar naa ne li yéen kaay xëy fësal la ñuy ànd ak yéen gannaaw ba mu nuyee sama mbokki mool yi jàppale leen nag ndax géej gi ay dañ ci tuur produit analyse yi def nañu ko jën yaa ngi dee ñun loolu intéressé ñu li ñu intéressé moo di yéen ñi yor wàllum napp bi def leen seen kéem kattan ba xam ba wax ñu lan la te tamit nag bu leen fàtte ne pétrole offshore dafa am te ñu ngi koy exploité peut-être maîtriser guñu ko lu nekk xaj na ci nañ ci bàyyi xel bu baax nañ ñun sama mbokk yi dañoo yittewoo li nga xam ne moom mooy géej gi door ko wax yéen a kaay groupe des médias Tribune dafa ñëw ci Barthélémy Dias jour de vérité
ndax si fàttali nag moo sàkk woon ñu tëggaat li nga xam ne moom mooy procès bi diggante moom ak Ndiaga Diouf tëggaat nañu ko tey jii la verdict bi di wàcc procureur nag si fàttali juróomi at la sàkk woon ñu dóor ko kii di maire bu Dakar Barthélémy Diaz, kon appel à haut risque pour Barthélémy Diaz noonee la ko yéenekaay bi daal di rek tënkee ci xëtam bu njëkk nag ñëpp di xippi seen i gët di xool ubbi seen i nopp tey ji fëskee ne kaw bàyyi fee nga xam ne moo di tribunal bu Dakar ñu xam ndax Barthélémy Diaz daan bi dañu koy teg ci kawam buñ ko tegee ci kawam lan moo say mujjantaloo dafay dese ni sa mairie ba ndax dañu koy téye sa kaso bi am nag dañu koy rek jël raxas ba mu set teg nële muy coowal Barthélémy Diaz Ndiaga Diouf li ci kanam raw li gët ci kanam tuuti lay doon sa tribunal bu Dakar ñu ngi ko doon wax sànq borom ñaari ru yi def fu mu nekk nii ñoo ngi dicté seen i loi ñenn ñi nga xam ne ay samba boy la ñu démb rek en direct Sali Khoule maa ngi koy dégg benn taximan dafa woote mu ne dafa joteex benn borom ñaari ru ci tali bi mais ñi àtte ba ñu foog ne coow li jeex na mu dawal taxi bi dem borom deux roues bi gàddu xeeram daw ba tiim ko dóor ci baie vitrée bi mu toj alors que jëloon na ci ginnaaw benn client doomam ñu ngi si woon mu dóor ci baie vitrée bi mu toj mu daw dem rëcc waa ji woote en direct ci émission Sali Khoule ci Zik FM nañ ci bàyyi xel donc borom deux roues yi su weesoo loolu nga xam ne ñu ngi koy def ñu ngay agressé agression bi si mujj mooy vidéo bi nga xam ne mu ngay wër waa ji tax ko ba ci biir kër gi kenn xamatul fu nit ñi bucce nga yor sa saak ñu poxati ka daw donc yéenekaay bi ñëw na également si coowal Déthié Fall gi Saliou Sarr Ousmane Sonko démb amal na janox taskatu xibaar yi ndax nag ñu bëri ñu ngi doon wax naan lu tax Sonko waxul ani lu tax Khalifa Sall du wax Déthié Fall moom jot naa wax Saliou Sarr jot naa wax ku si nekk ñu ngay buuxante di sànninte sa morom traag mais na Ousmane Sonko nee na Déthié Fall deful dara nañ bàyyi jàmbur deful dara Khalifa Sall mu ñuy tam dëmb nañ ko baax Macky Sall moom jëndul kenn waaw loolu moom moo ko wax Khalifa Sall a juste tardé à prendre une décision. kon léegi Déthié deful. Saliou Sarr deful. Khalifa Sall deful. mais sénégalais yi gëm dynamique gu Yewwi am nañu sañ-sañ ci ni ci ban booxante lañu sukkandiku ba ñàkk juróom-ñaari député nga ne juróom-ñaari député du lu ñuy sàggane ci biir Sénégal juróom-ñaar ci ay député sàggane xam nga Sénégal. te mën na impacter également parce que bu ñu gagné woon Dakar ñoom si nombre yi ñu am foofu noonu dañ koy boole ci liste nationale bi. mais il a expliqué que ce qu'on disait au début. c'est une erreur. ñoom seen biir ñoom moom moo wax moom Ousmane Sonko. wax na ci beneen yéen erreur am na yéex am na ak am na beneen mot bu mu utiliser mooy. négligence ak naïveté. naïveté c'est ça le mot donc. am na erreur. donc loolu c'est normal am na erreur et comme il dit l'erreur est humaine maintenant nag erreur bu amee. mais nag mu ne erreur la. da nga xam ne erreur la. mais erreur boobu mënut a ñàkk acteur. waaw non d'accord l'erreur est humaine moom. moom koy débat bi moom. il a clos le débat sur ce plan. il a clos le débat. waaw non erreur wax na ko. Déthié Fall moom blanchir na Déthié Fall. moom waaw nee na erreur am na et l'erreur est humaine. blanchir soo ñu waxee blanchir c'est un terme pour dire que am jàppewuma ko dara amuma benn xaar ma yàlla ak moom ci wàllu. c'était pas mal intentionné. il s'est trompé de bonne foi. waaw ils se sont trompés de bonne foi sax la mën a. voilà ba tey ci yéenekaay loolu ñu si ñëwaat parce que yéenekaay pratiquement ñoom ñëw nañ ci gëm sa bopp. ak nag Bougane Gueye Dany nee nañu dañ leen recalé ci état bu parrainage yi nañ leen defoon bu njëkk ba noonu lañ leen defewaat ñoom ci boppam problème bu signature la ñu am dafa mel ni waa gëm sa bopp nee nañu nag dinañ wàcc ci tali bi yëngu-yëngal li nga xam ne moom la ñu teg seen kaw bu ñu recalé daal gëm sa bopp dans la rue bu ñu wàccee yëngu-yëngal kay nañ takk moo sa dañuy takk yëngu-yëngal yu xonk yëngal gësam waa gëm sa bopp dañu pare pour yëngal gësam. je sais pas exactement parce que fekkewu ma seen réunion xaw ma exactement lu ñu am nga écho yi yan écho plateau bi bokk nga yaa ngi bi si gën a informé si gën a renseigné yéen da ngeen am seen IRC bopp. l'info c'est quoi ils vont sortir ils vont prendre la rue mais ban sens ban façon. marche pacifique am na fi. waaw de protestation am na fi non autorisé. yëpp pacifique la war a doon rek. parce que nañ demander rek recours après ñu ñaxtu. waaw d'accord on est dans un pays de droit. Je ne pense pas que l'appel ce n'est pas wàcc ci mbedd mi pour xeex pour sànnante ay xeer ak yooyu donc je ne pense pas que ce soit ça. dañuy gësamal rek. aja wala bu ko tijjee dafa ñëw ci Ousmane Sonko nee na bande les muscles fu mu nekk nii de ñëpp borom groupe WhatsApp bi moom ci boppam nee na nag bande les muscles
waaw fu mu nekk nii Ousmane Sonko ma ñu doon xaar aatu ma ñu doon xaar mu wax aatu kon wax na moom Ousmane Sonko nee na seen liste notre liste est recevable donte am na erreur reconnaître nañ ko mais seen man nag loolu moo ma jaaxal paradoxe boobu notre liste est recevable et sera reçue mu neex leen mu naqadi leen màjjaaluñu ñaanuñu saraxuñu suñu liste bi dafay dem par force Ousmane Sonko moom moo ko wax nee na nag def nañu ay erreur te ñu ngi koy assumer nous avons commis des erreurs moom Ousmane Sonko moo wax waaye ñun ñoo ko assumer waaye nag liste bi terewul day dem Ousmane Sonko moo wax. Quand tu assumes jusqu'au bout. waaw dafa assumer erreur ji. Nous avons fait des erreurs nous l'assumons comme ce sont des erreurs nañu jàpp ne ay erreurs lañu dañ ko teg fee. C'est en politique les erreurs. Il a dit lui-même sur 53 listes 53 plus benn sax muy liste nationale bi benn moo ci am problème lu indi problème bi erreur on l'assume mais nañu teg erreur boobu fële. teg liste bële fële parce que ce que la loi dit elle est claire mais am nga possibilité dem defi recours mais recours bi juridiction moo la ngay dem pour déposer recours pas direction générale des élections wala ministère de l'intérieur wala présidence parce que loi électorale ci lu nekk am na fu mu la ne ni contentieux électoral diw moo koy gérer nañ dem ci diw moom ñu seet na ñuy régler seen contentieux moom nag ba tey Ousmane Sonko nee na Benno Bokk Yaakaar ñooñu di wax ci boppam jar ñuy reede ñoom seen kenn xalaatu ñoom ñuy participer ci l'élection Ousmane Sonko mooy wax ba tey nee na def nañu erreur waaye dañuy bokk ci force ci élection yi te Benno Bokk Yaakaar warul bokk ci élection yi te nag fu mu nekk nii affaire de recours daal fu mu nekk ñoom doxuñu ci ay erreur ndax gëmul li nga xam ne moom mooy ay affaire de recours kon nag du ñu ci dox administration bi ak justice bi ak Macky Sall nee nañ boo seetee ba ci biir réew mi bu tàkkee rek ñoom ñoo ko taal ba tey Ousmane Sonko moom mooy wax nee na réew mi bu tàkkee rek administration bi la justice ak Macky Sall. lu ñu def lu dul seen première intervention balaa ñu wàññeente ay weex-weex nañu baalu askan ba noppi wala ñoom dañoo déggu li ñu wax. c'est-à-dire ñun du leader bi la ñu gëm dynamique yu Yewwi Askan Wi la ñu gëmoon moom la Sénégalais yi gëmoon dynamique boobu bu ñu xëyee ni leen ci suñu ay tiraillement tax nañu ñàkk juróom-ñaari député Dakar du dem campagne mais ku ñàkk Dakar ci élection yàgg nga dégg ñu ñàkk nga lépp. amul beneen pexe boo mën a jaar ba teg ci loxo Sénégalais yi lu baalu leen parce que dynamique boobu nga leen xañ leen 7 députés mais 7 députés desu sàgg na liste bu ko ñàkk après ñu bëgg ko woyefal noonu am na responsable ba noppi ci responsable yooyu Ousmane Sonko nag mayul dara société civile waxu askan wi dong mooy prophète mayul dara société civile nee na cette soi-disant société civile donc moom daal nee na société civile boo xam ne nii wax fa dëgg neex yàlla jaruñoo jox nopp moom Ousmane Sonko mooy wax ba tey soxal Gana Gueye nag ma nga xam ne moom dañoon sol maillot bay def promotion LGBT borom ñaari tur yi moom nee na fulla ak fayda réclame courage dafa def preuve de courage kon nag nañu ko jaajëfal Ousmane Sonko dafa wax Mimi Touré daal di koy tontu nee na ko nag wax nga say wax ba tere waaye moom nag wax fu dëgg neex yàlla dëkkab dóore fa yoo koy tas Aminata Touré fiit ndigg li fiit bopp bi parce que ne jàkkaarloo ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ñaari tête de liste yi kon nag combat am na affiche baa ngoog Ousmane Sonko ak Aminata Touré choc de tête de liste Sonko nee na nag wax fa dëgg neex yàlla ku doon laajte faali ngoya ngi woote na janoo taskatu xibaar yi xam ne kon nag erreur am na waaye liste bi dafay dem mu neex mu naqari dafay dem Mimi Touré nag nee na wax fa dëgg neex yàlla li ngeen di def nii ajul ngooñ Ousmane Sonko wax ji ngay wax nii tegoo ko fen te mënoo yee kenn ci ak fitna askan wi ci boppam xippi na ni seen i gët di xool fii duñu askan wi duñu xaju kenn ba nga xam ne heure bu la neexee nga jóg ne chuk ñu daw topp sa dem xeexal leen loolu moo fi jeex Mimi Touré moom moo ko nekk c'est stratégie d'enfumage bi wax fa dëgg neex yàlla dootul jàll pëndal rek personne ne peut nous impressionner les élections se passeront normalement force restera à la loi mu leen di neex mu leen di naqadi wax yi ngeen di wax jàllul fenn am na Touré mooy wax nee na nag élection yi dañu koy tëgg muy neex muy naqadi te nag waa réewum Sénégal dafa am loi du samay kàddu nag Aminata Touré ba tey moo taxaw jàkkaarloo wax ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ci biir le témoin régie de la liste Yewwi Askan Wi fii ci diwaanu Dakar direction générale des élections ñoo def li nu mel diggante Yewwi ak Benno Bokk Yaakaar ñu ngay sànninte ay kàddu de ku si nekk nag mu ngi tam sa morom dëmm Ousmane Sonko catégorique nee nag réewu ci kafu ci te nag yërëmtuulu ci liste bi ci boppam dañu koy dafay recevable nee na seen liste bi dafa recevable donte def nañu ay erreur liste bi dafa recevable te dinañ ko recevoir noonu la ñuy wax dafa recevable te dinañ ko recevoir ñoom seen liste boobu nag neexul ba neex waaye dana jàll Aminata Touré
ak mi ngi tontu Ousmane Sonko wax ay ñoñam nee na vos bravades n'empêcheront pas la tenue des élections donc li ngeen di wax ni yëpp ay waxi kase la élections yi mënu leen fexe ba du am Yewwi hors-jeu Sud Quotidien élections législatives pour le département de Dakar Yewwi hors-jeu la direction générale des élections rejeté na liste bi pour non respect parité bi nga xam ni Barthélémy Dias mu ngi koy joxoñ baaraam Ousmane Sonko nee na Khalifa Sall deful dara Déthié Fall deful dara te nag am nañu 24 heures ngir dugal seen recours sa conseil constitutionnel yaakaar naa ne dinañ dugal seen recours boobu ñu dem ci source a nee na nag Sonko pour un corps à corps nee na askan wi wax fa dëgg neex yàlla mbir mi ma jëm kanam la te borom ma koy fajal boppam mbir yi du ñu ko bàyyi noonu ndax nag seen liste bi mu neex mu naqadi dafay jàll. ñu dem ci réew mi quotidien liste non paritaire de Yewwi fii ci diwaanu Ndakaaru kon nag Ousmane Sonko joxoñ na baaraam ñi ñëw ay frondeur moom ci boppam la mu wax jëm ci seen groupe WhatsApp bi yéen kaay ñëw nañu si nee na moom mooy administrateur bi groupe bi moom moo ko créé te du nangu mukk nag ku nekk si groupe bi di saaga ku fi saaga da lay rucci. ku ci saaga da lay retiré di nga jékki-jékki rek gis Ousmane Sonko vous a retiré. ça c'est vrai aussi. waaw ku groupe WhatsApp bi règlement intérieur bi faw ñu respecté saaga du fi am ku fi saaga rek moom administrateur dana retiré kii bu simple. ay kilifa duñu saagante duñu xas. ñoom responsable bi seen biir. mais nañu nangu aussi. démocratie mu ngi répercuté wu ci seen alliance bi nga xam ni dafa juddu après coalition bi. alliance su wàllu Yewwi moo sacrifié yenn leader kii Yewwi voilà foo ñu nangu ko Ousmane Sonko nee na Khalifa Sall nañ bàyyi jàmm deful dara nañ bàyyi Khalifa Sall deful dara niñ koy tamee dëmm deful dara tey la gën a am confiance ci Khalifa Sall tey la gën a am confiance ci Saliou Sarr tey la gën a am confiance ci Déthié législative validation des candidatures Sonko tête de liste Yewwi à Dakar cela validé loolu moom bu yeboo ngeen xam ko Yewwi fii ci Dakar dañu koy valider par force te Benno nag moom ci boppam dañ koy invalider moo wax ci plan national waxuñu sax Dakar mais plan national donc bi yeboo ñu bàyyi ci xel parrainage et élection au Sénégal dans le dilemme cornélien loolu nag mooy waa Benno Bokk Yaakaar jamono ji lu leen doy sëkk nag moo di investiture yi gannaaw ba ñu génnee seen i investiture coow am na sax l'observateur dafa ñëw ci témoignage yi ñu doon wax sànq ab victime bu nga xam ne ni nee na ba léegi damay toog sama yaram di daw mel ni paaka ba nga xam ne moom la ñu tegoon sama put bi pour bëgg maa rendi dañ ko fi teg ba léegi donc mënatuma nelaw ba yandoor ndax loolu ba tey dama koy dund bés bu yàlla sàkk muy victime agression yi mu mel ni kon nag lu ñuy dund metti na torop législative 2022 Yewwi Benno la guerre des clans mu mel ni nag Sonko joxe na part de vérité am jëm ci li nga xam ne moo dox ci diggante waa Yewwi Askan Wi coow li ci am seen liste bi nga xam ne dañu ko rejeté moom wax na si nee na entre Khalifa Sall Barthélémy ak moom wax fa dëgg neex yàlla wax nañu si téléphone kenn ratewu sa morom jot nañu wax téléphone si seen biir kon nag amuñu benn réeroo jëm ci ni ñu tëralee li nga xam ne moom mooy liste yi Mimi Touré noonu nag nee na dëkkab doore fayoo koy tos manipulation dootul jàll ci mim réew donc yéen bu fekkee ci manipulation ngeen di dox yéen waa Yewwi Askan Wi bee boo ngeen jéem a yeew seen bopp te xam ne boo leen yeewee ko it di ngeen fi fekk ñeneen ñu leen gën a yeewee ko taxaw fës kenn a jàkkaarloo yéen Aminata Touré mooy wax ba tey waaw Aminata Touré mooy wax ba tey Libération ce que révèle l'enquête de la DSC loolu nag benn plainte la bu xalif général jëm ci enregistrement injure ak ay saaga yu nga xam ne communauté laayeen yi ñoom moo ko dund. Aminata Touré tête de liste nationale Benno Bokk Yaakaar Sonko a reconnu que les accusations contre la DGE étaient fausses donc d'accord nañu ñoom ne ñoo def seen erreur parce que Barth bu mu njëkkee wax da doon wax complot diggante direction générale des élections ak président Macky Sall mais ñoom ne ñoom ñoo def seen erreur donc d'accord nañu ni ñoo def seen erreur waaye nag erreur bu amee erreur la waaye erreur bi du tax dañuy bokk du tere dañuy bokk ci li nga xam ne moom mooy législative yi 8h01 Yacine critique Barthélémy Dias à quitte ou double kon nag tey la dañuy xam ndax Barth dañu koy dóor juróomi at ya nga xam ne procureur moom la sàkku am déet Sonko raconte la bourde bu Yewwi Askan Wi coow li nga xam ne moom moo ci amoon Direct News Ousmane Sonko moom nag nee na Déthié Fall deful dara wax fa dëgg neex yàlla nañ bàyyi jàmbur mais nag li may laaj moo di Yacine ma dénk la pusa askan wi yëpp xam ne yow laa dénk pusa bi puso ma ñëw dénk la ko askan wi yëpp xam ne yow laa tànn dénk la pusa bi ma toog ab semaine ma ñëw ne la am sama pusa nga ne ma pusa bi maa ngi ko dénkoon Birahim Touré man sama yoon nekk ko ci Birahim de man yow laa dénkoon su ma laajee sama pusa nag ma koy jox su ma ñëw ne la ana pusa bi nga ne ma mi ngi si Birahim kooku sa affaire la yax Birahim denc dañu ko dénk
nekk yaay mandataire bi demal déposer ñu yaaj ko andi lu tax coow am nga ne ma manque dénkoon Saliou Sarr kon nag suñu yoon nekkoon ci Saliou Sarr ñoom waa Yewwi coow li décce loolu beneen cas boobu noonu ñoom waa Yewwi xam nañ ko te Ousmane Sonko reconnaître nañ am nañu erreur donc erreur bu xësee ba am erreur la waaye nag nee na erreur boobu du tere dañuy dem ci législative yi. amul responsable. erreur am na erreur bu wàcc ci asamaan si rek wadd la. Birahim nag foog ñu palabre te suñu palabre c'est l'actualité concernant les agressions. Zik FM ak Sen TV seen bloc d'information la matinale ñu jàll ci revue des titres yi Mame Mbaye di nuyu mbokku lébu mi nekk si mool bi ak si tool enfin si non dama lay tooñ. donc bopp ba tànk ma leen nuyu bu baax suñu mbokk yi nga xam ne nekk biir géej dañu suivre te jamono ji nee nañ la nekk sa géej gi nag lañu ko wax ndax jën yaa ngi dee nuyu ñëpp ñu nga xam ne ñoo ñuy teewlu seen dose matinale waxtu yu jotee ñu ànd ak yéen ci lii yéenekaay yi xëy fësal yéenekaay yi groupe des médias la ñu koy dooree muy tribune yéenekaay yi dafa ñëw ci benn bras de fer bu nga xam ne moo am jamono ji ci législative yi Bougane Gueye Dany moom nag neexul ba neex nee na xeex bi nañu ko jaay bu ñu ko mënul jaay nañ ko lebal ak lu mu ci manti doon récupéré na xeexu liste Benno Bokk Yaakaar bi doo fi jàlle loolu nag nee na liste boobu xel xalaatul mu fi jàlle soit dañuy booloo rek jàllandoo rek wala ñoom ñëpp ñu toogandoo alors looloo sabab démb nag moom ab délégation am dem nañu sa conseil constitutionnel ba ngir nag mën a déposer ñaar ci ay recours benn recours bi moo di ñoom waa gëm sa bopp seen liste bi ñu bëgg rejeté du fi jàlle ñaareelu recours bi moo di Benno Bokk Yaakaar mi nga xam ne nee nañu li ñu déposé si ay signature dafa ëpp ñoom it bu ñu rejeté yee rek rejeté fa ñoom it seen bos Bougane Gueye Dany donc moom foofu la accès li nga xam ne moom mooy ay recours am démb ak délégation ba nga xam ne moom moo fa demoon di wax ni it également waa Yewwi Askan Wi ñoom it dugal na ñaar ci ay recours donc nag gëm sa bopp ñaari recours Yewwi Askan Wi ñaari recours yëpp moo di bu ñuy rejeté seen i liste waaye te Benno Bokk Yaakaar du fi jàlle ñu àddu jëmale ba tey ci Yewwi Askan Wi wax maître Moussa Tine bu Yewwi Askan Wi mer na nag te li ko mer loo dul lenn lu dul kaddu ya nga xam ne nee na Ousmane Sonko moom la yëkkati looloo tax fa ñu ko defoon ci investiture yi ñaar fukk ak benneelu place bi su ma juumul ci investiture yi bee boo ñu xam ne moom gedd na ko jóge def elage dugal elage alors moom génn na ci li nga xam ne moom mooy ci liste bi ñu ko place bi ñu ko tegoon mais également génn na ci liste yi moom Moussa Tine ñu koy elage ñu lay nuyu bu baax waaye le député du peuple alors cour d'appel bi jamono ji ma nekk ñu wax ne Barthélémy Dias démb wala sax waaw démb sa tribunal ba la demoon ngir nag dogal bi doo waroon wàcc jëm ci coow li doxoon si diggante mbax ndem si yàlla Ndiaga Diouf waaye nag dañu dàq mbir yi ba ñaar fukk fanaa benn ci weeru septembre waaye ba muy retourné mbir yi tàngoon na lool ak àllarbay Médina dafa am démb ndax nag nit yi Bamba Fall yi bi nit yi Ousmane Sonko yeex Barthélémy Dias yi doon jaar foofu dañu leen mukk doo leen fi jaar wala nag doo leen fi wàcc xeex ba tàngoon na lool xeer yi jolli ba nit yi baax yeex Ousmane Sonko yi mujjee replier daal di dellu ginnaaw xeex ba tàngoon na lool nag démb moom xeer loo ko doon jaayee Médina ñu jëndal la ko waaw démb loo doon jaayee xeer Médina jëndal ko nit yi Bamba Fall yi ñoom nee nañu fii Bamba rek ñee tamit nag di ko xamal ne que nag dëkkab door fayoo koy tas waaye mbiri tàngoon na loolu démb sa Médina société civile bi dañoo mer ba futt ku ñu mere du kenn ku dul Ousmane Sonko ndax nag ñu ngi koy xamal ne ba société civile di doon société civile dëgg fii ci réewum Sénégal booba yaa ngi toog ci bangu école yi ñoom depuis Abdou Diouf lañ tàmbalee xeex ngir démocratie ñu dooleel ko fii ci réew mi kon nag du moom moo leen di wax yoon wi ñu war a mën a jaar moom Ousmane Sonko waa société civile bi démb ñoom ñoo yëkkate yole kàddu ñoom Birahim Seck Mun Ndiaye Cissé Val Jojo bari nañu lool nag professeur Babacar ñoom ñëpp nag génne nañu benn communiqué ñaawlu nañu kàddu yi nga xam ne Ousmane Sonko moom la yëkkate dal ci kaw société civile bi sa jam ñaajo investiture yi yëngal na Tëngéej ci jam ñaajo fa la bokk ndax Mamadou Moulaye Gueye maire bu jam ñaajo ay nitam nee nañu faw ñu dugal ko ci liste yi faw ñu investir ko bu nee nañu faw ñu investir ko nag Mamadou Moulaye Gueye maire bu jam ñaajo en tout cas xëj na information yi ñu am ni ngi tête de liste bi Ndiagne Diop la départemental ñi ngi naan Diary Diène wala Yonni Thiam wala ko mu ci manti doon en tout cas nit yi Yonni Thiam yi am na ñu commencé woote nee nañu seen jigéen te mu dugg moom moo boo nekkoon candidat ci moom rek moo nekkoon jigéen nekk candidat ci li nga xam ne moom mooy man mi kenn dugaluma ci benn liste bu tax waa Corée sanctionné ti ba li ñu ma sanctionné damay laajte rek de investir ñu ma campagne ma patru ma campagne def ma dara fu mu nekk sama liggéey laay def ma kenn yàqal bu nangu kenn ku la dugal
kenn investir bu maa ngi ko def kenn investir bu voilà day leer wala bu quotidien Birahim moom ko xool si li si gis ko pression bi nag jamono ji pataas bu tàng bi mi ngi ci loxoy juróom-ñaari sages yi nga xam ne ñoo nekk ci conseil constitutionnel ba ñoom ñi nga xam ne recours yi ñoom lañ ko jox recours waa Yewwi Askan Wi ñaar la ñu fekkete jox leen ko recours waa Gëm Sa Bopp ñaar la ñu fekkete jox leen ko kon nag ñoom la ñëpp xippi seen i gëj ci xool ani ñoom ban décision la ñuy jël wala la ban xalaat la ñuy am li yoon wax dong la ñuy def ci ñaari daal recours yi li yoon wax dong la ñuy def jeex na en tout cas ñoom nee nañu Bougane Gueye Dany ak Yewwi Askan Wi nee nañu Benno Bokk Yaakaar pour ñu rejeté liste yi rejeté liste yi Benno Bokk Yaakaar ndax nag ñoom dañoo ëppale ba noppi seen liste parrainage yi nga xam ne ak lii nga xam ne moom la ñu wax respecté ñu parité bi pour Yewwi ñee seen i signature lañ leen calé nee nañ yooyu yëpp dugal nañu recours yi nañ leen bàyyi ñu jàll ci li nga xam ne mooy élection yi yéene gaay bi foofu la ñëw di Walf Quotidien ñu jàll ci le témoin délibéré bi nga xam ne nag mujj nañu ko dàq affaire Ndiaga Diouf Barthélémy Dias 21 septembre le pënd ba du wëri ñu xam ndax Bart la nga xam ne nag moom la procureur sàkk juróomi at dañu koy teg ci kawam am déet Déthié Fall après avoir déposé un recours moom nag conseil constitutionnel ba nee na nag li mu yaakaar yëpp moo di droit bi buñ ko waxee bu fekkee wax nañu wàllum droit dëgg rek Yewwi Askan Wi dina bokk ci li nga xam ne moom mooy jongante yi foofu la génne ñu ñëw ba tey ci affaire professeur Cheikh Amadou li nga xam ne moom mooy ay mbàkke fanweer ak juróom-ñaar 37 mbàkke dañoo porte plainte Cheikh Oumar Diagne nee na ay kaddu yu nga xam ne daf koy yëkkati teg ko ci kaw ku tedd ki di Cheikh Ahmadou Bamba coow li kon Ndiaw mu ngay wéy dafa des su xam bin Sud Quotidien affaire Ndiaga Diouf ak verdict bi nga xam ne dañu ko renvoyé ba après législative yi donc 21 septembre bi ñu dëgmal Barthélémy Dias na kon moom mi ngi toog di xaar maître Ousseynou Fall avocat de la défense nee na renvoi boobee nag lu ñu rafetlu la si jamono ji nga xam ne neer yëpp dafa tendu ndax nag il suffit de peu rek dëkk bi yëngu donc nag loolu kon lu am solo la maire bu Dakar nag nee na moom mi ngi xippee ay gëtam di xool te nag pare nañu ngir sàkku ci askan wi ñu gunge leen ànd ak ñoom bu fekkee rek dooleel démocratie la ñuy woote Sonko en bouclier kon nag dafa gunge woon démb kii di Barthélémy Dias moom Ousmane Sonko ñu jàll ci li nga xam ne mooy mardi macabre la ko tuddee source a di kat ñu nga xam ne ni si ay doomu aadama ñu ñàkk seen bakkan ci ay feu de brousse sa Podor pire nag le pire évité de justesse sa Jolof ci benn lakk daay gi fu mu nekk dafay am dëkk bee tàng moo tax àll ba la de sa àll ba la de waaw daay la dafa am ci de 4 personnes mortes ci ay feu de brousse xam nga ne kii di Déthié Fall dañ doon faral di wax ñoom da doon wax ne fu ñu téye nañ fàttaliku liste bu Malick Gakou ba mu dugaloon 2019 dañ ko waxoon ne da nga ëppale wala matlewoo moo tax sa parrainage mënta jàll moom fàttali nañ ko nee na leen nag ndekete yow histoire bi du loolu histoire bi moo di moom Malick Gakou ay doublon du dafa ëppale wala dafa manqué le mais ay doublon la ñu ko téye woon donc bu ñu jaxasee ñoom loolu la ñuy wax waa source a moo joxee information Gakou éliminé xam na la demee dafa indi lu ëpp li ñu laaj bi ñu ko càmbaree mu manqué mu desee 37 000 et quelques ñu jox ko notification ni ko demal régulariser waat maanaam mu yokkaat nombre yëf yi mu régulariser waat ñu décompté waat mu toll ci 62 000 et quelques mat léegul ñu ni ko yoon benn yoon la lay jàpp dala ci régularisation amul 2 fois voilà l'histoire loolu la histoire mais yéene kaay moom histoire bi mu joxe moo di moom source a nee na Malick Gakou présidentielle 2019 dañu ko recalé ndax dans un premier temps pour cause de 8888 doublons yu nga xam ne ni conseil constitutionnel bi jot nañu ko wàññi donc nag 8888 doublons la ñu wax ne moom la am mooy histoire bi nga xam ne moom la yéene kaay bii di source a joxe. dañu continuer wàññi ko. Mambé waaw xam nga continuer ce serait bien nga wax yeneen 2 raisons yi nga xam ne. waaw yeneen 2 raisons yi ba tey ci source A. voilà nee nañ jamono ji nga xam ne nag juróom-ñaari saa yi ñoom ci boppam lui avait donné une seconde chance. joxaat nañ ko beneen chance ngir mu rectifier. jiital grand parti moom dafa dellu andiwaat lu toll ci 570 ñu gis 570 waat doublon donc doublon yi dafa wàññeekuwaat donc 8888 doublon la woon léegi sur les lieux avec 570 doublons dafa delluwaat ci bërëb ba waaye andiwaat 570 doublons
la mu njëkk indi moo amoon 8000 et quelques doublons. mais bi ko joxee des chance am yeneen ñettal parrain ne ko ci ñettal bi. ñu décompté waat mu amaat 500 et quelques doublons boobu. léegi conseil constitutionnel bi def remarque bi Malick Gakou selon laquelle il aurait pu donc le recaler pour un trop plein de parrains. c'est ça donc mënoon nañ ko téye bu fekkoon affaire yi dafa. waaw defal nañ ko remarque bi. defal nañ ko remarque bi en tout cas. voilà en tout cas histoire bi noonu la tëddee. Macky poste son calmant Benno Bokk Yaakaar yi nga xam ne dañoo frustré nag si investiture yi parce que waa Diamniadio ñu ngi wax ñoom nag nee nañu bi yeboo ñu waajal te xam ne président Macky Sall di leen yónnee ay bataaxal xam naa pour wax leen lan moo tax ñu tànn ñii lan moo tax tànn ñii si des ak ñeneen ñi lañ leen réserver en tout cas le quotidien nee na président Macky Sall mi ngi waajal li nga xam ne moom mooy bataaxal bi ngir doon leen calmant bi ay Doliprane. L'observateur dafa ñëw ci ñetti question yu nga xam ne ni dañu ko dafa jëw laal ci mbirum Gana Gueye ak na mu bañ a woon sol maillot bi nga xam ne dafay def promotion borom ñaari tur yi di LGBT yéenekaay bi def na ci gëstu bu yaatu Moustapha Niass également def na ci ak taxaw seetlu ci li mu jot a liggéey ci li nga xam ne moom mooy ci réew mi Assemblée nationale ñëw na def ak taxaw seetlu gu mat sëkk ci moom lii quotidien dafa ñëw ci la réponse salée de la société civile à Ousmane Sonko donc nag société civile bi Yacine Deme wax heure bi de gisuma ko société civile bi nag fu mu nekk nii dañoo mer ba futtu li ñu leen merloo moo di Ousmane Sonko li mu yëkkati ay kaddu wax genre société civile moo fi am ci ñenn ñi genre société civile donc ñeneen ñi mënuñu leen jàppee ni société civile moom nag waa société civile bi gannaaw ba ñu tënkoo ci seen collectif mer nañu wax nañu Ousmane Sonko comme ni ma leen ko waxoon sànq rek ñun ba ñuy xeex ngir démocratie bu ñuy xeex ci liberté d'expression ba tax moom mu am sañ-sañu taxaw di ne tey jii dafa bëgg a jël réew mi c'est parce que ñoom ñoo ko doon xeex depuis Abdou Diouf ba léegi donc lanu xeex du tey ji lañu koy yàq te nag moom Ousmane Sonko tuuti na si yàq ko du samay kàddu société civile bi ñoom ñoo ko jox loolu ni ab tontu voilà li si Yewwi Askan Wi nag complot mënu see am bu ñu sukkandikoo ci Aliou Sow nee na moom gëmul loolu gëmul ni complot moom moo ci am ñu ñëw ci les échos dafa am ay defkatu ñaawteef Samba Boy ñii nag hélas faw nga yóbbu leen tës ay agresseurs yu nga xam ne dañoo am fit bay dagg di maye ndax nag ay policiers lañ doon defonteel mi ngi xew sa caaro yi ñoom au lieu ñu gis takkader yi di daw ñoom dañ doon song takkader yi ñoom policiers yi. dañu yoroon ay armes à feu. yor li nga xam ne ay paaka la ay gaz neutralisant ñoom dañu yor ay paaka ak ay gaz yu nga xam ne nii saa dañ la koy pomper nga kaw donc ñoom agresseurs yi ñoo topp li nga xam ne moom mooy flic yi. maanaam takkadeer yi di defanteex ñoom agents yi nag jot nañu riposté ba jàpp ñaar si ñoom ba ñu demee sa poste police ba am na kenn si ñoom ku nga xam ne ni da doon jéem a nag attaqué flic yi dóor boppam sa miir dem teeri jee fi nga xam ne moom mooy l'hôpital Moussa Tine fa ñu ko tegoon ci liste yi si Yewwi Askan Wi moom jóge na fa nee na soxlawul loolu 21e place dañu ko tegoon naam sax du peut-être du place ba waaye kaddu Ousmane Sonko moo ko metti kaddu yi nga xam ne Ousmane Sonko moom la yëkkati nee na moom moo ko metti ba tax mu quitté li nga xam ne moom mooy liste bi place biñ ko tegoon ay te ñu mën nañ dem xanaa léegi assemblée nationale ak xibaar bu metti bi nga xam ne moom moo fa am bu tiis ak ki nga xam ne moom mooy Marie Joséphine Diallo nekkoon secrétaire général bu assemblée nationale depuis 1996 su ma juumul la fa nekkoon moom moo génn àdduna ni kii rek démb mu di xibaar bu tiis bu nga xam ne moom moo wàcc seen biir laata ñuy jeexal nag gan gi nga xam ne Birame Diadio Touré moom moo ñu ko promettre ay boo ñu yóbbuwul ci sëriñ bi. incha allah ñu ngi bindoo ni tabade kon loolu dañ ko dagaan promesse boobu ci ki nga xam ne moom mooy taawu xalif général des Mourides. Sëriñ Mountakha Mbacké Bachir moom Mame Thierno Birahim Kosso Mbacké di taawu xalif bi di ku ñuy topp nag vraiment. di seetaan Sen TV di seetaan surtout la matinale mu ngi ñuy déglu ñu ngi koy ziar bu baax a baax waaye jàpp naa ni. incha allahu lu mu xat-xat-xat Sen TV dina ñëw seet si xalif bi ci ay taalibe lañu. Sen TV particulièrement. matinal bi man moo ma tax man matinal laa mën a engagé. ñun waa matinal ma engagé keneen ci. faw ñu jàkkaarloo xalif Sen TV. taalal ko suñuy loxo. incha allah ñaanal donc waaw mu ngi ñaanal ñëpp nag moom loolu moom. muy loo xamee ne moom la ñu xam ci moom. mais en tout cas ngan gi xalif Mbacke yu fay ci diwaanu Dakar dina ci def liggéey ñëpp ngi wàcc koñ yeex
ruq yeex ruq-ruqaat yi ñëpp bale nañu nettoyé nañu parfum nañu ba parfum li nga xam ne mooy mbedd pareeguñu sax de le 27 mai pareeguñu de dañ commencé rek mais pareeguñu waaw ñoo ngi defar fu mu ne non ñun pare nañ je veux dire que askan bi pare nañu pour accueillir ko li màggal na donc dañ koy waajal le 27 mai le 27 mai fu waay nekkoon dig daje bi diwaanu Dakar lay nekk waaw nguur gi nag jël na ay matukaayam ngir nag dalal ki nga xam ne mooy sunu xalif bi Serigne Mountakha Mbacké Alassane Sall gouverneur bi moom nee na wax fa dëgg neex yàlla li nga xam ne moo fi jotoon wees expérience lay doon kon nag gan gu mucc ayib lay doon Mbacké yu fay représentant xalif bi suma juumul nee na nag Dakar foofu sànn mbatt dina takk ndax nag lu mu gàtt-gàtt ñaari million ci ay doomu aadama taalibe murit jullit fii ci réewum Sénégal dinañ fi dikk nag fës kee ne ñëw dalal li nga xam ne moom mooy sunu xalif mais est-ce que yaa ngi gis image bi fi xalif bi di ñëw ci bi ñuy defar inauguré Massalikul Jinaan am na ñoo xamee ni autoroute à péage ba fa mu tàmbalee dañu dox di ànd ak moom pour ñëw di ñëw fii ci Dakar bi muy dem tamit ñu gungee ko noonu ragal naa nit dina doxee Touba ànd ak moom di ñëw nee naa bu bëggoon sax dëpp ñu ànd ak moom ca Touba xanaa mu bañ ko bu bëggoon gars yi dañuy yëg ci oto bi ru yi du laal suuf loolu moom du dara ba Massalikul Jinaan teg ko du dara li ko jar te xalif bi doo koo jaay jaral nañu xalif boo nga xam ne nii lu Sénégalais yi woote moo sa jiitu daal lebal waa Sénégal lu toll noonu nag lu Sénégalais yi woote moo sa jiitu manifestation moo jiitu xaalis bi du ko fekkee kaddu yu rafet du ko fekkee voilà wan leen yoon bi ne leen wàllum koom gi nii lañu war a doxale ak jubbu yàlla fi yàgg taan jubóo gi médiation bi waaw surtout médiation xalif général ñu koy jaajëfal fay ñu ko de bu ñu yenoo woon oto bi Touba ba parce que ne koo dalal nag taxul ñu fay Aba Diatta nag may xamal ni il va y aller mais moom comme bokkul matinal kan non Aba Diatta dafay ay borom ba pare moom fay borom ba pare dafay na fay bor yi mu teg suñu kaw yéene kii naama day dem waaye fayagul ay borom aywa merci beaucoup moom reetaan gi donc bu ko doon jaay waa Sénégal amuñu njëkk daa boo xëyee yem ci reetaanam googu boo jar de sa journée dafay neex day génne xët-xët yi ci xol yi quoi xool ko effectivement moom la ñuy respecté loolu mbégte taxkal la aywa nañ jàll ci xibaar yi nag Joséphine Diallo génn na àdduna daanaka moo nekkoon roue assemblée nationale ndax moo nekkoon secrétaire général ba depuis 1996 ak léegi démb la wuy ju boromam di ngeen dégg kàddu yi seede Aymérou Gningue nekk président groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar. société civile ñaawlu nañu kàddu yi Ousmane Sonko ba ñu commencé liggéey amal njëriñ réew mi booba yaa ngay jàng xalaatoo sax di sos parti. doo ñu jox leçon te doo yëkkati gàddu yi ŋàññ yi bon jëmale ko ci suñu kaw ñuy noppi tegaat nañu ko ci àndam daañu dellu soit ci communiqué bu waa société civile. grande coalition gëm sa bopp fas yéene itam yóbbu conseil constitutionnel scalameek li tax ñu na saxal leen te Benno Bokk Yaakaar nar a jàll te ñoom itam def njom benn ndax dañu teel parce que loolu lañu mës di gis Sénégal di doxee noonu parti bu nekk au pouvoir wala coalition ñu téye sa liste ci élection législative mun na nekk. waaye day nekk lu bees lu ñuy soog a bind ci histoire Sénégal. en espérant qu'ils vont pas justement se dire incompétents tout simplement. C'est ça. En espérant. Mais si on évoque la jurisprudence incompétence am mënu cee nekk mënul wax incompétence parce que compétence conseil constitutionnel moo écarté. Malick Gakou ci élection présidentielle compétence du conseil constitutionnel moom moo invalidé parce que on se souvient quand même que 2019 il y avait des candidats à la candidature parrainage écarté leen ñoom ñëpp ku ci nekk dem nga conseil constitutionnel ne ni li ñu ma écarté du yoon c'est le cas par exemple pour les candidats Bougane Gueye Dany qui a été candidat à la candidature pour l'élection présidentielle 2019 ba finalement bu ñu defee parrainage bi yëpp ñi génnoon c'était les cinq ñi nga xam ne ñoom ñoo dem ci élection présidentielle bi dont le président sortant Idriss Seck Ousmane Sonko qui est arrivé troisième et qui finalement aujourd'hui on peut le dire bu ñu xoolee présidentielle qui est deuxième puisque le deuxième moom fête na léegi ci camp au pouvoir mais le conseil constitutionnel je ne pense pas que mu taxaw ne ni je me déclare incompétent ci dossier boo xam ne ni ñoom mës nañu traité dossier bu ni mel.
tout cas n'est-ce pas Mame Mbaye 7h moo jot 50 minutes am nga 10 minutes pour def sa revue des titres ah. waaw si ko boo ci génnee boo nuyoo lébu yi ba pare. mbokk lébu yi waaw ma nuyu leen ñu nekk biir géej nuyu naa leen bu baax El Hadj maa ngi laa nuyu. may naa la maam. na koy tey. sant yàlla bu baax a baax. alhamdulilah waajal gan gi. waaw maa ngi bu baax. bu baax comme suñu délégation bi war a dem seeti xalif bi. suñu gan la incha allah. xalif général kullu murid. bu soobee yàlla matinal bi ñëppay dem de. waaw matinal bi ñëppay dem nag. incha allah nanu ko waajal ndax gan gu mat gan la donc gan dañu koy ganale. walaay ndeysaan. moom sax du gan si Dakar Ndiaye. waaye nag ñun ñoo ko def suñu ganu bopp rek la bëgg koo teral. teeru ko. looloo sabab nag ñun ñëpp nañu ko waajal bu kenn des. ayca yéen kaay groupe des médias tribune yéen kaay dafa ñëw ci li nga xam ne rek moo di gis-gisuñu Guy Marius Sagna ak Bougane Gueye Dany dafa mel ni ñoom ñaar ñoo bokk gis-gis jamono ji seen gis-gis nag du lenn lu taxawal benn plateforme bu nga xam ne ni dañuy xeex jàkkaarloo nguur gi doxalinam gi nga xam ne ñëpp dañoo jàpp ne awul ci yoon les dérives bu régime bi loolu nag ñoom jàppale ne Bougane Gueye Dany mu ngi tey tàmbalee dox fu mu nekk nii waxatul tiiñal te jokkoo tiiñal Macky waxatul tibb tànk nu mu ko doon defee mais cette fois-ci nag dëkkab dóore la wax fayoo koy tas jamono ji nag si loolu lay dox mbajum kanam borom a koy fajal boppam te nee na lii mbajum kanam askan wi la kon nag askan wi nañu ko fajal seen bopp nu ñu koy fajee moo di joxonte loxo ndax nag bu ñu jàpp ne victime mu tey jii rek mbir yi sa lay yem ndax ay du yem si boppi borom ñi nga xam ne mbir yi laalu leen bu ñu yaakaaree ne mbir yi ëllëg mënu leen laalit ñu ngi nax seen bopp kon nag naka ñëpp def seen xeexu nañu ko def xeexu groupe moom Bougane Gueye Dany noonu la wootee ndax nee na nag wax fa dëgg neex yàlla doxalinu régime bi fi nekk nii jaay ak doole dëgg la te xel xalaatul ñu koy bàyyi mu jàll moo tax moom fi mu nekk nii sol na daalam dem seeti ñi ñu woowee les forces vives bokk na ci société civile bi dina dem seeti leen bokk na ci ñu ngi gis ci journal bi Ligue sénégalaise des droits de l'homme dem na parce que ne leen seeti waxtaan ak ñoom lépp nag ci xel parce que du jaayam doole du defante mais ci am xel ñu xool nan la ñu mën a def ba imposer nguur gi wàllum démocratie fii si réewum Sénégal ci loolu lay dox moom Bougane Gueye yéenekaay bi bu tribune ñëwaat ci dog-dogi courant yi coupé lekk tàmbaleeti na ndax nag ku si nekk gox bu nekk jël na doosam coupure courant bi tàngaay bi ku si nekk ax na mu koy dundee yéenekaay bi nee na retour des délestages démb ñu ngi woon sa tribunal mbirum trafic passeport diplomatique yi finalement dogal ba rot na ma des nañu wax ne ñaari député yi El Hadji Mamadou Biaye ak Boubacar Biaye ak El Hadji Mamadou Sall nekkoon ay député ñu laal di seen malaanum kiiraay teg nañu leen ay daan donc ñaari at yu nga xam ne nii kenn ki juróomi weer lay tëdd kenn ki juróom benni weer yi man bu fekkee atte bi fii la yem yaakaar naa ne ña defoon extrait de naissance yi kon seen mbir yi jeex na nii ñi joxoon seen certificat de mariage yi kon jeex na nii ak divorce yi donc loolu jeex na nii kon fii la yem amul benn problème li ci kanam raw liggéey dinañ ko waxtaane waat yéenekaay bi ba tey ñëw ci jàmmi gox yi Fadel Barro déposé na moom it ab recours am def na ni waa Yewwi Askan Wi def na ni waa coalition gëm sa bopp Cheikh Dieng nag mayu dara Karim Meïssa Wade moom Cheikh Dieng mayu dara Karim Meïssa Wade ndax nee na lu njig njàkk Karim Meïssa Wade moo di njàkk ndax bu bëggee diriger parti bi à distance lu ci mën a gis rek ni ay jafe-jafe bee boo ñu xam ne moom la ànd sàmm jikko yi nag nee nañu faw ñu wan Gana Gueye ne na mu doxalee ñun ñëpp ñoo ngi ci ginnaawam moom la ñu àndal fi mu teg tànkam bu mu ko teggi looloo sabab ñoom ñu ngi woote ñu boycotté mboolem produit bu bawoo France ñoom waa ànd sàmm jikko yi ñu doxantu ba sa benn dëkk ñaari gaar waaye nag dañuy njëkkee ci li nga xam ne moom mooy benn crise bu am ci biir Yewwi Askan Wi coow li bari na ci leader yi doon daje waaye nag jàpp leen ne am na si ay frustré yu nga xam ne ni ndajama bokkuñu si dañoo dem ndax nag Bamba Dièye Guirassy ak ñeneen ñi nga xam ne ay frustré la ñu woon ñoom ñëpp dañoo gedd li nga xam ne moom mooy ndaje mi teewuñu ko Khalifa Sall moo fa nekkoon Sonko Aïda Mbodj Habib Sy Déthié Fall Cheikh Tidiane Youm Maymouna Bousso ñoom képp ñoom mujjee desoon sa ndaje ma doon waxtaan si ëllëgu Yewwi Askan Wi waaye nag dañuy dugg sa mairie bu Thiès benn dëkk ñaari gaar xam ngeen ne kon Babacar Diop maire ba def na fa ñetti weer ba mu defee ñetti weer nag mu ne faw ñu liñ bat ka nga xam ne moo fa nekkoon Talla Sylla la mu fa liggéey la mu fa bàyyi ñu xoolaat ko ba mu de sàkkoon nag ab audit rapport bi jox nañu ko nee nañu ko nag neexul ba neex waaye Talla Sylla ma nga xam ne bureau dafa dindi woon table yi chaise yi yëpp génn ci biti lal ab basangam ndekete ci suufi basang yi neexul ba neex mais mbóoti kese la suufi basang yi ay mbóoti kese alors Babacar Diop nee na nag moom dafay soppaleku xam nga ñi daan jaay suy bale pompe fel ma tax teeñ paa yooyu daan yor pompe daan dox ci mbedd yi naan suy bale
moom ci boppam Babacar Diop nee na moom mooy Soy Bale fu mu nekk nii ca mairie ba la dugg nee na moo leen mbóot bu nga xam ne Talla Sylla bàyyi na ko fa dinañ ko pomper boom Talla Sylla bee boobu toog di xaar rek basangam nga mu laloon noonu doon jaay ne na moom da koy def affaire de talibé et puis da koy def ay mbóota ci newoon ndekete bi ñu yëkkee kii ay mbóoti kese la lan mooy mbóoti benn nee nañu carburant bi ci mbóoti waaw benn ci mbóoti waaw benn ci mbóoti carburant bi 70 millions carburant si 10 mois xanaa wàccee si yëpp ñoo doon dawal ci carburant ba 70 millions ci 10 mois si ñetti oto kese ñoo utilisé 70 millions carburant oto yi Dakar Montréal lañ doon daw Dakar Montréal Montréal Canada loolu ci mbóoti la ma ñëwaat ci mbóoti ba tey renouvellement fictif de matériel administratif ñu xayma ko ci 19 millions ñaar si mbóoti yenn matériel yi nga xam ne dañ ko doon maanaam defaraat jëndaat table yi jëndaat ay chaise nee na bi ñu demee gisuñu benn chaise bu bees bu ñu fa teg benn table bu bees banc bu bees big bu bees xanaa basang bu bees bu mu laloon basang bi est-ce que basang bi bees na. man basang bi fi mu ko jëndee moo sori tamit. waaw xam naa basang bi fi ñu ko jëlee tamit mën na nekk basang boo xam ne da ngay jël basangu Dubaï la jënd peut-être. wala Australie en tout cas boobu tam ci mbóoti 19 millions. ba tey Babacar Diop moom mooy wax. ba tey ci li nga xam ne moom mooy mbóoti ñu ñëwaat ñu ne la mairie éprouve des difficultés à rentrer dans ses fonds de recettes. Sur 3 milliards 33 millions 499 566 si 2021 bi jàpp leen ne lu dul 990 millions 739 643 la ñu jot rek recouvrer. koppar boobu ñu doon xaar noonu yëpp ay milliards laa la wax de ba million ba tey ci mbóoti ba tey dinañ si ñëwaat de. Le ministre de l'Intérieur Antoine Félix moom it démb yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci Ousmane Sonko ndax doon jàppale ñi nga xam ne mooy société civile bi ak kàddu yi ñuy teg seen kaw du ma jógee ci mbóoti ba tey dañuy dem ci mbóoti Talla Sylla fu nu ko waxaatee waat. mbóoti ba tey mbóoti ayca ba tey Babacar Diop déniche les cafards de la mairie voilà moom ci mairie bi entre 2020 2021 nee na 78 employés la ñu amoon ci mairie ba 2020 2021. 116 employés avec une masse salariale qui est passée de 187 millions à 230 millions donc salaire dafa jógee ci 187 millions léegi dem ci 230 millions donc yokk nañu employés ba tey ci mbóot yi gën a mag nag mbóotu Sonatel Orange moom dañ leen alloué benn 100 mètres carrés non 1000 mètres carrés. nee nañu nag 1000 mètres carrés yi 6000 francs lañ doon fay mètre carré par année. par année si 1000 mètres carrés yi. 6000 francs lañ doon fay at mu jot. 6000 francs. donc mètre carré ñaata la 100 francs. non matu 100 francs lañ doon fay ci mètre bu nekk. 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés. mètre bu nekk 6000. et payer 6000 francs. par mois 6 000 francs le mètre carré par donc nag waaw nga dëgg mètre carré bu nekk moom mooy 6 000 francs donc 1000 mètres yi dina yegg ay ñaata 600 000 60 000 genre yooyu daal si at mi soit 500 francs voilà 500 francs le mètre carré 500 francs le mètre carré lu doy ni Sonatel nee nañu ba tey ci rapport bi du samay kàddu loolu yëpp ci mbóoti 500 francs CBAO it jot na ca wàllam ndax moom it 800 mètres carré la ñu ko joxoon CBAO moom 800 mètres carrés la ñu ko joxoon ca Thiès mi ngi fay 6 000 francs ci mètre carré par an comme ça ñoom 6 000 yi moom lu muy dox. njëg yomb a calculer la rek xam naa maire bi ko doon joxe njëg daa yomb ci boppam rek. comme waaw wax nga dëgg boo ñëwee mën la 6 000. waaw xam naa nag. yow da doon wanteer. xam naa ba tey ci mbóoti Talla Sylla yi. alerte yéenekaay daf cee ñëw 2019 2020 le personnel de la ville dafa jóge ci 58 employés dem ci 78 employés permanents avec une masse salariale bu nga xam ne mi ngi jóge ci 117 millions dem ci 187 millions diggante 2020 ak 2021 ville bi ma ne sañ jàpp ne mi ngi toll ci employés yi 78 la jógee dem 116 masse salariale bi jóge ci 187 jàll ci 230 millions carburant bi nga xam ne ma ne sañ wax ne si diiru fukki weer ñetti oto képp 70 millions la seen carburant di dikkee ñëw na ci Orange ci CBAO ak li nga xam ne rek ma ne seen jàpp ne moom la ñu teg seen ndodd mbóoti nag mu ngi noonu
Mbóoti xam ñu ngi xaar nag Talla Sylla mu xool ndax moom dana tontu ci Mbóoti yam déet. ay mbóot mën na génn single nag. ay mbóot nga waneegul de waneegoo kaña de. kaña yi. am na ay kaña tamit. kon yeneen maire yi mën nañ fa fekk ay kaña. du remonté wul Talla Sylla. romb Talla Sylla wax nga dëgg. bu rombee Talla Sylla ay kaña lay laal. waaw mais ay kaña rek am na ay siiru kon. te bu rombee Talla Sylla kan moo fa nekkoon. mètre carré yooyu ngay wax noonu am na ñu yéen kaay yi bindagul seen i mètre carré de. ñoo xam ne romb na Talla Sylla. am d'affaires yu nekk ci paxu kaña yi. waaw. kon bu mu nekk ci ay suy bale. maam liiral rapport bi non Babacar moom xoolal. chapeau de. nii la moom bu ñu ko falee ba léegi déggoo ko si benn coow moom mi ngi ca liggéey. waaw nga fexe ba bu ñu ko dégg si benn coow it. moom bu ñu ko falee ba léegi coowal politique. doxatu si lu bari de waa Thiès dañu ko yónni yàkkamti ko. ñi bokk yow yi ñëpp la ñu yónni yàkkamti leen. kon nag nañu liggéey rek defewul lañ leen di xëpp kaani moom a saf. ndax rigueur rek. là bu ma donné un bon exemple. keneen ku deful comme ni mu defee duñ la may jàmm. parce que confiance askan wi la ci ñoom. dañ leen a sas. aw sas la présenté benn dynamique. les échos ñëw na ci sax les échos daf cee ñëw nee na Babacar Diop révèle la gestion catastrophique de Talla Sylla ñëw nañ ci ñu ñëw ci audition bi nga xam ne ak confrontation bu am ni ki dem ba jëm ci mbirum Adji Sarr Ousmane Sonko Sidi Mohamed Mbaye dafa dëggal kàddu ya nga xam ne moom la Adji Sarr wax Sidi Mohamed Mbaye nee na moom moo nekkoon ma ne sañu wax ne chauffeur ba noppi it dafa démonter les accusations yu nga xam ne nii jot nañu ko teg ci ndoddam nee na masul teg tànkam ci salon Sweet Beauté bu Ndeye Khady Ndiaye moom Sidi Ahmed moom mooy wax ci yéenekaay bi nee na masul xamul kan mooy maître Dior Diagne masu koo xam si Adama ak Awa ay kàddoom la c'est quand on n'a pas eu l'aide des organisations bi ñu demee ba xam ne kon kuréel yi nga xam ne ñoo dooleel jigéen ñi jàppale ñu leen ñoom si la ñu gis ne dañuy dem ci Mamour Diallo ngir mu jàppale leen ñu yegg fa ñu jëm donc coowal Mamour Diallo gi xëj na loolu moo ko ci andi ba tey moom mooy andi ay leeral ci yéenekaay bi Dakar capitale de l'art xam ngeen ne diwaanu Dakaru musée civilisation boo fa demee gaañaa nga exposé Massamba Mbaye xam naa ko demoon fekk ko fa. ñu koy nuyu bu baax waaw. Massamba Mbaye suñu directeur bu yaru. bu daan dugg fii de comme écolier comme ku nekk garde bi. mooy le commissaire du pavillon Sénégal. pavillon Sénégal su ñu waxee pavillon Sénégal en fait il y a 3 pavillons ñaar ñuy invité mais Sénégal moom mooy commissaire exposition bi. kon maanaam lépp ci moom la jaar ku fay exposé moom mooy nangu ni Mansour œuvre yi mën nañ ko exposé. ak yooyu boo xoolee sax ci yenn ay images. démb il était avec moo nekkoon ak le président Macky Sall bi ñuy def lii di ouverture bi en tout cas chapeau à Massamba Mbaye c'est un critique d'art. Il est très culturel. Macha Allah. dénk nañu liggéey bi ku mën liggéey. très culturel et très cultivé aussi. dénk nañu liggéey bi ku mën liggéey bi ku bëgg liggéey boobu noonu. à notre ancien directeur général des médias Massamba. yaru na teey na te mu ñëw mu ne ma leen expliqué Mame Mbaye xanaa xamoon ne lii ñi seer rek ñoo koy bàyyi ci. ba pare mën a wax lu baax mën a wax lu baax vraiment. heurté waa sedd comme yow rek. ndeysaan dafa sedd waaw comme kan dafa sedd comme kan. comme man. nee na dafa sedd comme man ba pare nee ma seddoo sax. bon Mame Mbaye écoute. jot naa ma jeexalee 8h04 moo jot na waaw. ñu dem ci Odia kon dama bëggoon ñu jeexalee léegi Odia dafa ñëw ci basang bi Mbóoti Talla Sylla finalement yéegaat na ci table gi. waaw parce que Mbóoti bari na ci basang ga mu laloo. léegi Babacar Diop moom nekk na dañuy faral gune gu loo xam setee mën a bokk ak mag ndab waaye de moom ak Talla Sylla bokk ñu ndab ndax yëkkati na li nga xam ne moom mooy basang ba Mbóoti tëb nañu alors ndax Talla Sylla dina génne single tontu ko ndax daf ci aay torom nag te mu génne single def taalif tontu Babacar Diop lu mu ci man ci doon ñoo ngi xëppi suñuy gën di xool fii la Odia génne Yacine kon 8h04 damaa xaabaabal. yow kay Hadj Moussou mën ngaa ci titre directement soxlawul sax ñu lay kii mën ngaa doxal. Casamance ay nit yu nekkoon ci àll ba doon dagg ci anam goo xam ne jaaduwul dañoo daje ak ay soldats ñu sox ci seen kaw ma nga am ci arrondissement bu Sindian am na ci ay ndaw yoo xam ni am nañ ci gaañu des na wax itam ci li nga xam ni mu tënku ci wàllu maanaam suuf ak itam wala jalgati yoo xam ne am na ci gestion bu mairie bu Thiès Babacar Diop ba mu yunduloo mairie ba bari na lool ay jafe-jafe yoo xam ne am na fa ci wàllu gestion daanaka daal ñu jiite woon mairie ba dañu ko jàppe woon rek marché Ndiobène Taye ndax de ce côté noonu ab commune dañ ci dellu soit faram fàcce ko ci xibaar yi dinañ wax itam ci li nga xam ni mooy élection yi
Cheikh Dieng joxe na xalaatam moom mi yor wàllu élection ci biir parti démocratique sénégalais daanaka daa xaw a songu Karim Wade jamono jooju itam leaderu coalition Gëm Sa Bopp entamé benn série de rencontres bu mu jagleel ñi nga xam ni force vive la ñu leen di wax Bougane Gueye Dany démb ma nga woon ci ndajeem ak Alassane Seck muy secrétaire général bu Ligue sénégalaise des droits de l'homme sport nañ ci ànd ak Baye Mante Mboub yéen a kaay lañu koy ndax keppeek Mantoulaye ci bundo yi faram fàcce gi ak Mambey